mbokk yi ñuy teewlu à chaque fois ci bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak ci santam tey jeudi 2 décembre 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci yéenekaay yi ma ci ànd ak Amina Ndiaye maa ngi lay ziar. ziar la bu wér Omar di ziar képp ku ñu suivre saa su nekk sur la bpactu te dala talee jàmm seen xibaar revue de presse de préférence del wax soxna Aminata mu sell mi. waaw boo ko sellalee rek ma wax ko waaye bu fekkee ni yow ni nga ko bëgg a doxalee moom wax dëgg yàlla du sax cër ma naan soxna Aminata mu sell mi. journal bu Libération la ñu koy daal di ubbee mu daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne ni prévoiroon nañu ko suñu njiitum réew prévoiroon na ko amoon na benn raison bu nekk ci biir Sénégal ñu bëggoon faa def aéroport comme ni ñu ko defee ci diwaanu Diass waaye boobu ba tey dafa commencé woon di taggatémbe waaye fi mu toll ni mu ngi mel ni ñu ngi ci waat. comme ni nga ko waxee rek li nga xamante ni moom moo di aéroport réhabilité après 2 ans de fermeture diwaanu Kasukirine nag deuxième porte d'entrée li nga xamante ni moom moo di wàllum transport aérien bi 75 jours yoo xamante ni management bi quasi militaire ñoom ñoo ci nekkoon di jéem a achever li nga xamante ni moom moo di travaux yi ba suñu joon yàlla tey ji daal sotteegul mais yaakaar a ngi ci. yaakaar a ngi ci te yàlla bu yaakaar tas ndaxte luy jëmale réew mi kanam la. yàlla ci suñu borom bi teg loxo ñi ci war a liggéey ñëpp ñu liggéey ci li nga xamante ne moom mooy ci diwaanu poste ku wax poste wax fi nga xamante ne ni fa la ñuy yónnee ak jot xaalis ak ay courrier am na nag ab somme boo xamante ne ni sàcc nañu ko fa lu toll ci 1,5 milliard de francs CFA. nee ma 1 milliard 500 millions de francs CFA la ñu daal di sàccee foofu mbir mi nag dafa mujjee yegg ci loxol yoon ndax chef de l'agence principale bi celui du centre des chèques postaux moom mi nga xamante ni moom moo fa nekk ak responsable grande porte de caisse accueil bi ñoom ci seen jëmmi bopp nag waa sûreté urbaine ñoom ñoo leen daal di cueillir poser leen ay questions ginnaaw ba DG bi porté plainte am na ay fonds yu ñu fa détourné ak ay prêts ak ay entrepreneurs yoo xamante ni seen fournisseurs yi ñoom ñëpp ci agent yi ñu doon dugal li nga xamante ni moom moo di seen koom-koom autour de la plainte DG mi nga xamante ni moom moo porté woon plainte bi moom ci jëmi boppam dafa porté plainte ba noppi ñu daal di koy dàq. am na solo waaye yaakaar naa ne Amina Ndiaye ci diwaanu poste moom li ñu fay dégg léegi mbirum sàcc dafa bëri. comme ni nga ko waxee rek semaine passée newoon nañu dafa am lu ñu fa doon yóbbu ak indi loo xamante ni dafa illégal cette fois ci ñu génnewaat li nga xamante ni moom moo di wàllum xaalis bi. ñoomi neen la rek seen i biir la. ba tey ñu desee ni ak Vox Populi mu daal di ñëw ak yun ci li nga xamante ne ni moom moo xew démb Barthélémy Dias ku ne gis na ni woowoon nañu ko ci diwaanu tribunal bu Ndakaaru mu dem wuy ji te ba mu wuy jee la ko fa yóbbu dañu ko mujjoon arriéraat maanaam dañu ko dàq ba beneen jëmmi jamono daal. pour la deuxième fois ci année 2021 bi ñu daal di woowaat kii ni di Barthélémy Dias ci meurtre Ndiaga Diouf bi xewoon ca atum 2011 démb nag wuy ji na le 1er décembre bi gis nañu li nga xamante ni moo fi xewoon ginnaaw ba ñu fa teewee mu dem wuy ji ci jàmm ak salaam dem ànd ak Malick Gakou ak ñeneen ñoo xamante ne ñoo ngi koy jàppale di ko taxawu ci situation bi mu nekk. ba mu demee même pas 10 minutes nag kii nii di juge bi ni ko reporté nañ ko ba le 2 mars incha allah ci kàddoom yu rafet ci confiance am ak ci ni nga xamante ni noonu la dëggalee ni moom day nekk maire moom daal nee na le 2 mars incha allah bu wuy ji day wuy ji en tant que maire et loolu c'est déplorable. en tant que maire de Dakar yaakaar naa ni noonu la ko yaakaaree te noonu la ko bëggee ñu yónni yàgg rek ba xam parce que nag moom yàgg dafa bawul dara liberté provisoire accordé nañ ko ki nga xamante ne ni moom mooy Thierno Amadou Diallo. ci noonu waa Y'en a marre yëkkati nañ ci seen ay kàddu ñoom. yow Y'en a marre yëkkati nañ ci seen kàddu ndax bu ñu demee ba may kii nii di nuñ koy waxee sax kii nii di Thierno Amadou Diallo liberté provisoire jàpp nañ ni kilifa tamit nekkoon na loo xamante ne mérité na ko jàpp nañ ne mbir mi c'est injustice jàpp nañ ni tamit c'est une justice à 2 vitesses looloo waral ñu daal di fas yéene amal benn marche bu mag a mag le 10 décembre incha allah ca diwaanu assemblée ba. ca diwaanu assemblée ba waaye leneen la nga xamee ni itamit gis nañu ko ci. journal bi nga xamante ne ni moom mooy journal bu l'Observateur mu daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne ni ñu ngi ko doon xaar pour mu daw le 24 décembre muy TER bi ñu yëgal ni suñu njiitum réew dàqaat na boobu rendez-vous ndax nee na mënta ne. mënul nekk le 24 décembre incha allah date bi nga xamante ni moom la ñu jàppoon depuis atum 2020 ni moom la ñuy démarrer li nga xamante ni moom moo di TER bi ndax travaux yëpp gis nga ni mu mel ci diwaanu Ndakaaru Njaay TER bi nag du dem le 24 décembre incha allah pour des raisons yi nga xamante ni suñ njiitum réew jàpp na ni bés boobee nekkul bés ba ca gën waaye décalage bi yàggatul dara li nga xamante ni moom la ci teg.
yàggul dara li nga xamante ne ni moom la ca teg waaye gis nañu kawteef gi nga xamante ne ni mi ngi ci biir journal bu l'Observateur maanaam góor gu sekk ak gelam ba noppi teg metit ci kawam jël bakkanam wala nga dundal ak moom loo xamante ne ni dee sax a koy mujj gën. waaw tey góor ñi nag ñoom ñoo ñëw ci journal l'Observateur di def témoignage ci li nga xamante ni moom la ñuy faral di ko dund ak seen copine yi bari na ci ñoo xamante ni dañuy sekk seen copine ñu am di consentement ba pare bu dee dañ cee wanneeloon bu ñu paree dañuy daal di faat bakkanu xale bi góor ñi nag ñoom nee nañu des fois dañuy pare pour accueillir xale bi def ko doom ndaxte lu mënti am bu doonte sax doom la bu judduwul ci sëy seen doom la te ñoom bëgg nañu ko ndax ñu ci bari ci ñoom à bas âge la leen di dal bu ñu nekkee ay jeunes yu ñenn ñu toll ci ay 23 ans ñenn ci toll ci ay 21 ans ci la ñuy am seen copine sekk ak moom ba doom juddu ca mu nekk seen première doom bu ñu gis seen copine daal di dem def avortement wala ñu bàyyi ba doom ju juddu ñu daal di faat bakkan bi loolu nag nekk na loo xamante ni marqué na leen donte sax ñu bari saa su nekk dañuy pointer du doigt ñi nga xamante ni góor ñi la naan ñoom ñooy jur ba pare di bañ looloo tax jigéen ñi di avorter ak yeneen yu ñu mel ñoom ñoo jël seen position tey ci journal l'Observateur. am na solo yaakaar naa ne Amina Ndiaye lu jar a bàyyi xel la parce que nag jël bakkan moom ak ci anam gu mu mën a demee rek nekkul lu baax nekkul lu suñ soob grève gi nga xamante ne ni tamit ràññee nañu ko ci diwaanu Sénégal ci diwaanu Ndakaaru la ëppee sax presque taximaan yi ak transport en commun yi dañoo nekk en grève impacté na nag ñenn ñi waaye nag li waral seen grève mi ngi ci biir journal danga naan impacté na 80% wala 90% ndax ëmpale wu leen ni oto yi lu muy bari àdduna bi du ñëpp a véhiculer du ñëpp a am seen oto bopp du ñëpp a am seen benn 4x4 wala ñu am seen Range Rover ñu ci bari dañuy xëy di arrêté taxi ñenn ñi dugg ci clando yi ñenn ñi ñaganjaay ñenn ñi car rapide yi ñeneen ñi sax ci tataay la ñuy xëy di buuxante ba keroog ñuy àgg fi ñuy liggéeyee gis nañu démb 24 heures bi li nga xamante ni moom la def démb amul dem beeg dikk bi nekk na lu taggatémbe lool te stop du ñëpp a koy def du ñëpp a am ngorul stopé du ñëpp tamit ñooy gis nit taxaw ci arrêt soo ñu daal di koy jël yóbbaale ko d'ailleurs sax am na ñenn ñi nga xamante ne ñoo doon nekk ci rukk-rukkaan yi mais bu ñu leen karee ñu yeb client dañuy wàcce client bi boo insister ñu jël sa oto daal di koy yàq donc obligation nga arrêté sa oto par force par la force nga ànd ci ak nga ñàkk cee ànd yëpp mi ngi noonu lii seen témoignage nag mooy ne ni président ak ministre bi ñu dénk wàllum dem beeg dikk bi dalee naa dëkkee ndax boobaak léegi yàgg na lool te jamono ji daal dañoo jël seen décision ferme li ñuy exiger mooy ñu am gain de cause ci li waral seen grève bi amuñu ko pare nañu pour continuer ko ba 4 jours te bu boobaa mbir mi dina doy waar. mbir mi dina doy waar te li waral Amina Ndiaye ñu ne ñoom dañuy grève bari na point yi bari na benn bokk na ci policiers yi nga xamante ne ni ñu ngi leen di buntu xatal ci tali bi metti na te jaaru yoon parce que da ngay gis taxi mu matal ay kayitam lépp mais noo def rek nga lekk ci benn 1000 francs wala 2000 francs te loolu dafa metti ci ñoom leneen la nga xamante ne ni bokk na ci seen ay grève muy maanaam cag-cag yi nañu bàyyi cag-cag yi nag ñu liggéey ndaxte ñoom taximaan yi tamit dañuy liggéey ndax mënoo jógee fii Amina bëgg a dem Thiès buntu Pikine ak Thiès 700 ngay fay boo bëggee bu jógee Dakar fii bëgg a dem buntu Pikine ñu lay fay ak ay 3000 ak 2500 c'est trop. 3000 2500 am na ñoo xamante ne bu dee dañoo duggee biir Dakar lu ci mel ni douane Méditerranée wala feneen ak feneen bëgg dem ba boo maraîcher jël fa oto ngir dem voyager boo moytul taximaan yi fayeeku la 5000 wala leneen ak leneen lu ko ëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo di teg gi nag dañoo bokk ci jeunes yi nga xamante ne ñoo ñàkk liggéey ci réew mi fii nag moom ku fi am liggéey rek doo xool moto ndax moto metti na dëkkee ci ngelaw li di fëri ngir am loo xamante ne moom nga yóbbu sa kër tey jii boo amul liggéey bu lay fay par weer wala liggéey boo xamante dinga ci gis sa bopp doo ko def leneen li nga xamante ne ñoo ngi koy kaas nag muy seen gain de cause mooy xaalis yi leen takk der yi di laaj ci tali yi loolu nag moom buñ ko kaasee war nañ koo kaas buñ ko kaasu war nañ koo kaas ndax nee nañu même boo matalee sa kayit yëpp sax faaw ñu xoolaat la ni la ba ngay dawal dangaa biiñ kay jox ma 2000 te tu es obligé de donner sinon doo dem. am na solo yaakaar naa ni Amina Ndiaye ñi bokk teen gi rek ñoom ñooy laxasoo ay goj yàlla na leen suñu borom bi suturaal bu baax a baax ñu trouvé li nga xamante moom mooy terrain d'entente Thiol Sport ñu daal di ñëw ak ñun ci record mu daal di ñëwaat ak ñun ci li nga xamante moom mooy wàccaayu CAN bi ndaxte 1 mois kese moom moo ci des ñenn ci joueurs Sénégal yi nag am na ci ñuy am ay blessures am nañu ci am ay gaañu yoo xamante ne ko ci mel Ismaïla Sarr moo tax journal bi fësal ko ak le sélectionneur Aliou Cissé.
comme ni nga ko waxee Aliou Cissé jamono ji jaaxle na lool ndax joueurs yu bari yi nga xamante ne ñoom la doon faral di sélectionné ñu nekk titulaire dañoo am ay blessure ku ci mel ni Krépin Diatta gis nañ blessure bi mu amoon kii nii di Sarr tamit démb fësal nañ ko tey jii tamit ñu ñëwaat rek ci ñeneen ñi nga xamante ne blessure yi nar naa tagatembe loolu liste bi nga xamante ne moom la naroon a fësal ci kan bi ñu jublu. waaye nag yàlla na ci suñu borom def ndox mu sedd ndax ay xale lañu yoo xamante ne ni suñu borom bi ni mën naa def ci ñoom ñu am wér te bu ñu amee wér yaakaar naa ne mën nañu indi réew mi liñ bëgg suñu làmb daal di ñëw ak ñun ci Ndiouga Dia mu yëkkati ay kàddoom ci combat Siteu ak Papa Sow nee na nag xeex bi moom kenn mënu koo bañ kenn mënu ko cee daw ki gën a gaaw nag yaay daan. kenn mënta daw xeex bi ala kuliyaal comme ni ko suñu papa Taïb Socé di waxee. ala kuliyaal waaw ala kuliyaal xeex dina am ci diggante Siteu ak Papa Sow incha allah comme ni ko nit ñi yaakaaree comme ni ko nit ñi gisee la bagarre est inévitable selon ki nga xamante ni moom moo di Ndiouga Dia waaye nag nee na ku gën a gaaw rek ba yor tànk gaynde jàppal ne yow yaay gañu combat boobee Papa Sow bu dikkee indi vitesse dina am ndam ci kaw Siteu bu dikkee indi vitesse dina am ndam ci kaw Papa Sow donc dañ naan daal nañ yónni yàgg jaratul sax ñu yónni yàgg waaye dañ naan nañ yónni ñaari fan rek mu daal di ñu yóbbu ci le 5 décembre incha allah. yàlla na commencé ak jàmm jeex ci jàmm ak salaam ndaxte Amina ak lu mën a xew ñaari mbëri sonn nañu ñaari at ñu ngi waaj benn combat bi def nañ ci ngor def nañ ci fulla def nañ ci fayda supporters yi nañu xam ni Papa Sow ak Siteu dañuy liggéey te ñuy mayante xaalis Siteu man lu ma leer ba leer ku respecté Papa Sow la ku bëgg Papa Sow la te Papa Sow nit la boo xamante ne am na cër ci doomu aadama kon nag loolu ngalla na reflété wu ci supporters yi. dañ naan sax mbër yi jëriñoo yedd parce que ku ci nekk xam nga li sa engagement ak li la war supporters yi ñoo jar a yedd ndax ñoom xol bi ñuy jëlee combat bi li nga xamante ni xadar bi ñu koy jëlee bokkul sax ak ni ko mbër yi di jëlee mbër yi li seen ni ñu koy waxee li seen bëgg-bëgg mooy nañ entraîné bu baax defaru mystiquement ñëw taxaw ci arène bi bëri li ñuy bëri daal di dem da ngay gis mbër boo xamante ne dañ koo daan wala mu daanu sax du mbër boobu mooy taxaw di créer violence waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko féete ginnaaw di ay supporters am ñooy créer violence ñu bàyyi ci xel bu baax te xam ni combat bi supporters yi ñoo mën a tax mu neex waaye tamit ñoom ñoo ko mën a yàq. ñoom ñoo ko mën a yàq am na solo Amina Ndiaye waaye CNG bi nañu dimbali mbër yi sonn nañu mbër da ngay bëree ba pare sa ay supporters doo leen sant damm siège doo leen sant dara ñu damm siège sànni ko ñu téye avance u mbër mi wala reliquat mbër mi ca CNG ba loolu du yoon yaakaar naa ne nag leeral yi loolu rek la woon. noonu la demee Omar lii la ñu indi woon si xibaaru revue de presse yi jaajëfal leen jox leen dig daje ba suba ak jàmm incha allah. jërë ngeen jëf mbokk yi di leen jox dig daje ba suba ak jàmm di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ndax yaakaar naa ne moom leeral li moom leer na